mu ngoog bàkk ba jib na chaque samedi mbégteeg ca waxti lay àndal di ci feggoog yéen Total Buzz ami internet nuyu naa leen bu baax a baax di leen daral jàmm ci Total Buzz bés yaa ngay gën di dem njàkkare di gën day rek gane si famille yu Diagne dëkkee ca diwaanu Pikine tali bu mag gannaaw ba ñu sàccee seen ab doom di bébé Aïda Diagne ñaar fukki fan ci weeru juin moom nag xale bu jigéen boobee ay atam toll si benn ak genn wàll ab soxna daal lañu ne moo ko ne doññet daal di koy yóbbu depuis boobu ba tey nag waajuram bu góor Zal Makeup waajuram bu jigéen ak waa kër ga yëpp tëdd nelaw doon na la leen tëllool gannaaw ba ñu xamulee fu seen tout tànk bi lee di yeewoo ilaa ana fan la ko jant bi di tiim waaye nag nee nañ police daal dina si sóobu bu baax a baax ci bile mbir ngir rek ñu daal di gisaat bébé Aïda Diagne ba delloowaat ko rek famille yam bi nga xamante ne nii jooy nañu ba sonn naka noonu sax nee nañu ñi lee di enquêteurs yi jotoon nañoo teg loxo suspect bu njëkk waaye nag ba ñu defee réquisitoire ca këram daal dinañu réquisition ca këram la ñu ko daal di bàyyiwaat ndaxte amuñu benn preuve caméra de surveillance nag Cofina bu nekk foofee ca Pikine Mars Zing daal dinay wone ab rek soxna su meeb xale googee di dem ak moom ñu ne kookoo sàcc ki lee di bébé Aïda fi mu ne nii nag takk der ya ñoo ngi cay amal liggéey bu am solo ngir rek mën koo teg loxo mbirum bébé Aïda Diagne beneen rek mbirum bébé wa ila ab tout tànk di àddee enquête bi nag mi ngi wéyandi bu baax a baax ci mbiram moom moomee di àddee di xale bu góor bay atam toll si juróom bu ñu faat ca ab bâtiment bu ñuy tabax te yembagul ca diwaanu Sébikotane naka noonu nii nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu si jot ndaw sa nga xamante ne nii moom moo faat xale boobee di tantam nga xam ne jamono ji daal dinañ koy teg loxo lu mu mujjee wax enquêteurs yi moo di daal daa jëloon décision dal di faat xale boobee di àddee ca rek ba mu koy woo nee na ko topp naka noonu la ne nag da ko faat ngir bëggoon a métital waajur bu jigéenu xale ba waaye itam nee na à chaque fois daal doomam bu góor gilee dañ ko doon rek wax lu ne di yëg même bu jotee ak xale ba dañu koy rek dal même bu dee amul toor di li nga xamante ne ni doon na la ko métti woon lool tax daal mu def jëf ji ni mel dal di ren di fakket tout tànk boobee di àddee ay atam dal di toll ci juróom moom nag Astou Fall àttekat juróom-benneelu cabinet bi nga xamante ni moom moo yor wàllum dossier boobee soo méttulee rek dina ko tëj ci kaso gi giiru dund. ama jubali ci diwaanu Casamance daal dinañuy xam as tuut si la nga xamante ne ni moom moo faat sabab génnub àdduna ba kilee di Idriss Goudiaby mu ñu faat ca ba ñuy amal manifestation ya nga xamante ne ni Yewwi Askan Wi moo ko doon amal te ñu daal di koy tere ca diwaanu Ziguinchor moom nag famille am dafa xam ne ni daal dañu ko daal di tiire ballu fetel mu daal di cay ñàkk bakkanam waaye nag autopsie bi leneen la daal di wone dine rek ki nga xamante ne ni moo di rek seen doom joojee di Idriss Goudiaby juddu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril atum 1972 ca Ziguinchor hémorragie moom moo ko dal di faat gannaaw ba mu gaañoo gaañu bu xóot ci baat bi lu ko gaañ di ab ngànnaay lu ñaw lool gisuñu nee nañ leen luy firnde ni dañu ko tiire bal ngànnaay gu ñu jëfandikoo lu ñaw la te daf ko bett ndax gisuñu benn lésion de défense. ba tey ci mbir mi ni mel Idriss Karamu Goudiaby moomee choc hémorragie moo ko faat gannaaw bañ mu amee gaañu bu xóot si baat nga xamante ne ay ab ngànnaay lu ñaw moom moo ko dal di sabab bu ñu sukkandikoo ci autopsie bi waaye nag ay jegeñaaleem ca ba ñuy jànnoo ko taskatu xabaar yi daal dina ñuy xamle ni résultat yu autopsie yooyu daf leen a bett naka noonee la ñu ne daal seen doom jojee dañu ko boom balu fetel la ñu ko dal di rek tiire fu soriwul dara seen kër ci atelier wu vulgarisateur ba nijaay ja nee na nag jarbaatam boobee dañu ko visé daal di koy rek dóor balu fetel ci baat bu sukkandikoo nee na ci ay kàddu ba kenn ci policier ya nga xamante ne ni daal dina fa doon ñëw naka noonu ni nag famille yu Idrissa la ñuy sàkku mooy daal ñu dal di rek gën leen jox gëdd te yoon dal di def liggéeyam na mu waree leeral bile mbir.
àllarba bi la ñu génn la njiital Pastef bi Ousmane Sonko dal di woote concertu casserole lu ko dalee rek 20h ba 20h10 naka noonu ba waxtu wa jotee réew mi rek mën nañoo ne rajax gi daa mel ni jàmm foo toll di dëgg tell ja tax rek li ni mel doon la nga xamante ne ni jur na fi sax ay bruit bu ñu sukkandikoo sax si yenn xibaar yu ñu jot bu weesoo bruit yi lee li ni mel di concertu casserole yi daal dina fi jur jëye ndaxte nee nañu ca diwaanu Géejawaay ab soxna suñuy wax Rokhaya Ndiaye daal dina ca ñàkk bakkanam ca ba ñuy amal concertu casserole yooyee gannaaw ba mu si doon rek participer ak ay frère am nee nañ daal naka noonu la jëkkee rek crise daal di koy daane ba mu ca jaaree ñàkk bakkanam waaye nag bu ñu sukkandikoo nee nañ ci famille am moom moomee da doon faral di crise ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yoo xamante ne nii daal dinañu ko cay jot. mu jëlee ci gaañu ca ba ñuy jàppante talaata bi la ñu weesu ca daara ju kawe joojee di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiant bi lee di Amadou Sow mi ngi jamono jile dans le coma bu ñu sukkandikoo si étudiant ya nga xamante ne ni ñoom ñoo faree rek ci kujje gi Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal seen naataanga boobee ay étudiants yu mouvement des élèves et étudiants républicains ñoom ñoo ko dal di gaañ si rek ba ñuy janoog taskatu xabaar yàlla ba étudiant yu fare si kujje gi nee nañu daal seen naataango bile di Amadou Sow ab ngannaay la ñu ko gaañee ak ay xeer ya nga xamante ne ni ñoo ngi ko doon sànni ba mi ngi jamono jile urgence dans le coma nag noonu la ñu xam leen ni dañuy porter plainte ngir ñu situer responsabilité yi ca boobule mbir bu ñu sukkandikoo ci seen njiit ma di Ngagne Faye étudiant yu rek mouvement des élèves et étudiants républicains dañoo ngannaayu ba fees dell ca biir campus social ba noppi attaqué leen talaata ca ba ñuy protester ak ay casserole gannaaw loolee la ñuy sàkku ci kilifa yu nekk ci si daara ju kawe joojee di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di directeur COUD ak recteur ba ngir ñu def lépp ngir tere étudiants yooyee yor fa ay ngànnaay bañ a def musiba ndaxte nee nañ dootuñ leen rek deltul gannaaw benn yoon danañu janoog ñoom ba luñ ca am dal di jël. Ancien ministre bi lee di Abdoul Mbaye moom moo ko dal di fàttali tey mettre en garde ki nga xamante ne ni moo di suñu njiitu réew mi lee di président Macky Sall si lu ñeer rek concertu casserole ya nga xamante ne ni Ousmane Sonko daal dina koy rek woote file rek ci Sénégal moom nag daal dinay xamle ni daal li ni mel di bool yooyee ñuy tëggalante muy rajax yi moom moo ndërmeloon Shah wu Iran atub 1979 fii ci Sénégal mi ngi war a bloquer recul démocratique bi waaye itam restaurer démocratie bi ba noppi daal di tere li nga xamante ne ni moom moo di ñetteelu mandat Macky Sall nag daa war a xam ni askan wi bañ na calculam yu ndaw yi ak rek coxoram gi mu xaatim ko Twitter moom Abdoul Mbaye gannaaw loolee concert bool yi lee ay borom xam-xam ñu ngi cay àddu ñenn ñi nee nañ rek Sonko neenu neen taxul mu def ko am na la mu ca jublu ñii naan ngir toj gàllaaj ñu nekk ci pouvoir bi la ñii naan ngir rek mu gën a am tur gën a yëkkateku moom jiital Pastef bi. manifestation Yewwi Askan Wi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin def na victime am bu njëkk ca diwaanu Touba benn pro Sonko nag la ñu fa daal di teg loxo moom moomee dafa yëkki woon ay kàddu yu ñaaw jëmale ci njiitu réew mi Macky Sall ci ba ñu amal rassemblement boobee file ci Ndakaaru naka noonu la ñu ko tegee loxo ca diwaanu Touba bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya nga xamante ne ni daal di nañu ko cay jot julle googee di wuyoo si turu ba Abdou Fall jébbal nañu ko waa sûreté urbaine mu dëkk ca quartier Jannatul Maxwa bu nekk foofee ca diwaanu Touba moom moomee dafa defoon ab vidéo ci ba takk der ya doon jàppanteeg ña nga xamante ne ni ñoo doon ñaxtu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin file ci Ndakaaru daal di tëkku ne bu ñu tëjee Ousmane Sonko ci kaso gi dinañu taal réew mi lee di Sénégal di vidéo ba nga xamante ne nii enquêteur ya nekk sûreté urbaine daal dinañu koy yor waaye nag moom moomee di Abdou Fall yemu ca ndaxte ba mu ca noppee da caa teg ay saaga yu ñaaw lool jëmale si ki nga xamante ne nii moo jiite suñu réew mii di Sénégal di Macky Sall naka noonu la ñu ko localisé ca diwaanu Touba daal di ko fay rek jëli ji moom moomee di beer bi la ñu génn ba ko nag takk der ya jëli ji ba noppi la ñu ko jàllale ca sûreté urbaine bu commissariat central bu Ndakaaru ngir lu ñeel wàllum enquête. tuba yàlla gannaaw ba ñu ko voté ca assemblée nationale loi bi ci lu ñeel rek wàllum terrorisme si suñu réew mi la di
Sénégal mun nañoo ne daal soo moytuwulee dina am victime am yu njëkk ñoom ñooñee nag du doon ñenn ñu dul fukki doomi aadama ak benn ya ñu teg loxo ci Ndakaaru ci manifestation gu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi bu ñu sukkandikoo ci waa observateur yu dikkat si lu enquête ba mujjee wone ci groupe boobee ñu daal di dippee force spéciale di leen di toppee atteinte à la sûreté de l'État. Piste yu bees yi dëggal na ba opération bu mag lool bu ñu coordonné ci niveau yu bokkul ngir déstabiliser capitale sénégalaise bi ñoom nag ñoo ngi leen rek tas ci commissariat yu nekk fii la ci Ndakaaru di leen di rek tëppërleel ay laaj. Journal bi daal dinay fàttali sax ne wàllum terrorisme diiru garde à vue bi moo gën a gudd mun naa dem ba fukki fan ak ñaar. ñu placé ko sous mandat de dépôt activiste bi lee di Guy Marius Sagna waaye itam nekk rek candidat wu Yewwi Askan Wi ci liste départementale bi ca Ziguinchor lu koy xaarandi du lu ndaw ñu teg ko loxo nag ba ñu amalee manifestation bu ñu tere fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi ba ci ëllëg sa ca ba ñuy réclamer ngir ñu bàyyi ña nga xamante ne ni ñoom la police dal di teg loxo Guy Marius dañu ko placé sous mandat de dépôt talaata bi leen ñu weesu ci ay booru 17h moom ak yeneen i ñaar fukki doomi àddama bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca jot juróomi mbir la ñuy koy toppee di provocation directe à un attroupement non armé, participation à une manifestation interdite, action diverse ak rassemblement illicite bu sabab ay yàqu-yàqu ak trouble à l'ordre public. Procès en flagrant délit yu député yile di rek Mame Diarra Fam ak kile di Déthié Fall àllarba rek bile ñu weesu la ñu ko waroon amal yema woon ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin waaye nag dañu ko dakkaat ba altine buy ñëw war a yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin xattaayu salle d'audience ba nag la ñu ne daal moom moo sabab ñu dakkaat boobule procès waaye nag bu ñu sukkandikoo ci njiital Pastef bile di Ousmane Sonko wuute ka la ñu wax di xataayu saal ba moo tax ñu dal di dakkaat boobule procès nee na daal demeewul noonee ki nga xamante ne moo di Malick Sall ministre moom moo wax ngir ñu dakkaat boobule procès ngir dem ci procès spécial gannaaw loolee mu yokk si ne pouvoir bi de dañoo rek bëgg a gàllankoor yenn tête de liste yi ci rek département yi ngir dal ñu participer ci élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ci fàttali ay bopp liste Yewwi Askan Wi ca diwaanu Ziguinchor ca diwaanu Mbacké ak Guédiawaye la ñu daal di teg loxo ca ba ñuy amal manifestation ba ñu tere 17 juin di kile di Guy Marius Sagna, Ahmed Aïdara ak Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Député bi la di Mame Diarra Fam mooy ñaareelu liste Yewwi Askan Wi ca diwaanu Pikine li ni mel moo tax Ousmane Sonko di woo askan wi ngir ñu jóg rek daal di taxaw ndaxte nee na kile di Macky Sall daa bëgg a dérouler programme boo xamante ne nii rek su anto ñetteelu mandat moo cay toppandi te waruñu ko nangu. Meeru Guédiawaye di Ahmed Aïdara taxaw na rek démb ci àjjuma ji ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ca tribunal de grande instance bu Pikine Guédiawaye moom nag mi ngi doon comparaître si lu mu participer si ab manifestation ba nga xamante ne ni dañu ko dal di tere woon provocation d'un attroupement nag ak trouble à l'ordre public ak rek laale ci ab manifestation bu ñu tere la ñu koy daal di toppee. Procureur nag dafa xamle woon ni procès ba dañu koy daal di rek dakkaat ba àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin di li nga xamante ni ay avocat yu kii di Ahmed Aïdara ànduñu ca woon gannaaw bañ ne ñett ne dañu ca dal si noonu nag la ñu wëyandee seen audience waaye nag si njeextal la mujjee nañoo dakkaat procès boobee ba rek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin gannaaw ba ko àttekat bi jàppee ca boobule date. ay jigéenu parti républicain pour le progrès si ñoom la yàddu ñoom ñooñee nag daal di nañuy jànnook ay taskatu xabaar dal di rek exiger ngir ñu bàyyi ca na mu gën a gaawee seen leader bile di rek Déthié Fall mu ñu def sous mandat de dépôt gannaaw manifestation yu 17 juin bu préfecture gannaaw loolee la ñu dànkaaf tamit njiitu réew mi Macky Sall ne ko daal lu ëpp tuuru dafa doy gannaaw ba ñu ko daal di duute
baaraamu tuuma ni dafa kidnappé seen leader tax ñu ne nag dañuy taxaw temb ngir xeex ak yelleef ak respect wu institution publique républicaine yu suñu réew mi lee di Sénégal ndax ci régime dictature la ñu nekk te duñu ko dal di nangu ñu dal di sacrifier ki nga xamante ne nii mooy seen leader di Déthié Fall. ñu teg leen loxo depuis àjjuma bële ca ginnaaw député yile di Mame Diarra Fam ak kile di Déthié Fall ak kile rek di meeru Guédiawaye Ahmed Aïdara seen naataango bile di meeru Ndakaaru Barthélémy Dias daal dina leen di soutenir si bu ñu sukkandikoo nag ci moom meeru Ndakaaru bi nee na daal dinay dem seeti ji famille yu Mame Diarra Fam Déthié Fall ak kile di Ahmed Aïdara li ni mel nag moom Barth ci boppam moo ko dal di xamle tey naan mi ngi feddali soutien ma jëmale ci père ak i mère de famille yooyee ñu dal di rek teg loxo ci anam ga nga xamante ne ni nee na dëppoowul ak yoon te leen di assurer la engagement wa sans faille nañu dal di rek mobiliser wu ngir seen libération xeex baa ngay wëyandi nañu ànd dox jublu ci li nga xamante ne ni moom mooy solo si mu xamle ko moom moomee di Barthélémy Dias meeru Ndakaaru. leneen téléphone nu Mor Gueye daal di nay rek am la mu dal di feeñal moom moomee nag nee nañu dafa bokk ci fukki doomi aadama ak benn yu ñu teg loxo ci manifestation ga ñu tere ñu ko doon amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci ñooñee nag ñu teg loxo nee nañu dañu bëggoon a prox ndoll ci li nga xamante ne ni moo di manifestation bi ngir amal ay rek ñaawteef file ci Ndakaaru ñoom ñooñee nag da nee nañu seen cible nekk doon lenn lu dul daal ay intérêt français comme rek magasin Auchan yi waaye itam centrale électrique Cap des Biches siège direction générale des élections ak rek bu conseil constitutionnel RTS waaye itam ay këru ba yenn responsable yi nga xamante ne nii ci pouvoir bi la ñu nekk seeni turu code nag force spéciale wa ila rek Black Panther bu ñu sukkandikoo ci les Échos ki la di Mor Gueye ci WhatsApp ak Telegram la doon farale di rek communiqué solo ba seen waxtaan yooyee sax sûreté urbaine daal di na koy rek capté Max Kilomati nag ak Ousseynou Seck ñoo leen doon rek jox ndigal ci rek ay ñaawteef ya nga xamante ne nii ñu ngi ko doon amal exploitation téléphone Mor Gueye nag moo tax policiers yi dal di xam ne ñoom ñooñee ñoo ngi lal seen pexe yooyee depuis juróom-ñeenti fan ci weeru avril di date bu Max rek yónneewee bataaxal di koy wax naan daal kile di Adji Sarr jël bakkanam doon na lu ko jaaxal lool moom it Mor Gueye mu daal di koy tontu moom it fësal njàkkare bu mu ci am ne daal faat bakkanu kile di Adji Sarr risque bu rëy la gannaaw ba mu bokkee woon ci plan ya nga xamante ne nii jotoon nañu ko lal ñoom ñoo ñee tuddee seen bopp force spéciale ak Black Panther. si mbirum ñooñee dippee seen bopp force spéciale lay des ak yéen ba tey Ousseynou Seck nag état bu Sénégal daal dina koy viser si li nga xamante ne nii moom la ñu fi doon amal moomee nag mooy joxe ndigalu ba waa force spéciale gi di amal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi daal dina ñuy amal sax ab réunion niki alxames ngir daal partage boobule xibaar ak rek police française bi ngir ñu délivrer notice rouge jëmale ci kookee di Ousseynou Seck mu ñu localisé ca France troupe Ousseynou Seck moomee ñu xam ngir sortie ya nga xamante ni da koy def ci réseaux sociaux yi di attaqué régime mu Macky Sall bi ñëwaat na lu bëri ca ba ñuy amal audition gu fukki doomi aadama ak benn ya ñu ne rek ci force spéciale boobee la ñu dal di bootu ak lu ci état nag bu Sénégal dugal loxoom yépp ba tey rek mënaguñu ko teg loxo moom moomee di Ousseynou Seck waaye nag nee nañu def naa ba post sax ci Facebook ni ki alxames daal di si xamle ni bu ñu tontu comploteur pouvoir bi ila régime bi nee na daal nañu savourer seen ndamu ba concertu casserole yi suite bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin amul ruube yooyu les kàddu nee nañ la xaatim ci rek Facebook observateur daal di koy biral ba tey ci mbirum ay éléments yu force spéciale bi di fukki doomi aadama ak benn yi nga xamante ne nii ñoom lañu leen
teg loxo ci mbir mi ni mel ñoom nag niki démb ci àljuma ji lañu ne si lañu leen déféré bu ñu sukkandikoo ci enquêteurs yi groupe boobee ñu dippee force spéciale ay intérêt français la ñu waroon a song ak këru ba yenn autorité yu faree rek ci pouvoir bi ñoom ñooñee nag lu ñu leen di toppee bokk na ci rek li nga xamante ne ni mooy jëye yooyee ñu bëggoon a amal ak plan ya ñu ral ba tax ne dal leen sa mën a fekk du doon lu ndaw benn yoon ba tey rek ñoom ñooñee lu ñu leen di toppee bokk na ci rek complot contre l'autorité de l'État, association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes yor ak rek transporter ay produits yuy taal ngir rek def ab acte terroriste yor fetel te ànduñu ci ak rek ndigalub yoon ak financement wu terrorisme police nag Pape Ousmane Seck la dal di considéré comme responsable massification Pastef ak Abdoul Aziz Niang ñoom ñaar ñëpp nag ñu dal di teg loxo ngir lu ñeel enquête bi ci wàllum force spéciale bi Ousseynou Seck nag ak kile di Max ñu nekk ci diwaanu bitim réew la ñu ne ñoo leen di financé maire Ndakaaru di Barthélémy Diaz daal dinay xam ne ni dañoo bloqué payooru ba ñi nga xamante ne ni ñoo di ay membre cabinet te nee na daal lu ko waral du lenn du dul lu état mënula wanaasu la mu recruter ñaar ñi lee di Guy Marius Sagna ak ex capitaine gendarmerie bi lee di Seydina Oumar Touré ca ba muy janook taskatu xabaar yi ni ki alxames ministre des collectivités territoriales di Oumar Gueye nee na sax bloqué wu ñu benn salaire wuuteeg loolee ministre bi daal dina yoo xamle ni il a fàttali principe libre administration des collectivités territoriales nee na principe ba nga xamante ne nii la loi bee ko encadré ci rek article 102 bu constitution bi te rek respecté loi boobi ak règlement yi boo ko respecté wul dafa bëgg rek soo amee ay décret yu organisé collectivité territoriale yi ñu appliqué loi bi si ñëpp maanaam yar bi daal ñëpp lay dal di dalandoor mu xamle ko moom Oumar Gueye laata muy dal di naan problème bi nag du lenn lu dul daal lu maire Ndakaaru gile respecté wul organigramme bu ñu prévoir te nag bu ñu recruter si nu dëppoowul ak noone benn inspecteur du travail du visé boobule contrat benn percepteur municipalité du leen fay gën caa leer daal moo di ñile di Guy Marius Sagna ak Seydina Oumar Touré mën nañoo rek ñàkk jotu ca seen payoor. kaddu yamu yëkki ca télévision Futurs Médias moom Barthélémy Diaz doon na lu merloo rek ñenn ci féministe yi tax daal ñu daal meeru Ndakaaru boobee daal yu métti ci ay bataaxal yu ñuy xaatim di koy biral ci Twitter Awa Seck ñu naan ko la moussereuse moom moomee fàttali na rek ne bureau wu mairie bu Ndakaaru dañu ko annulé woon ngir rek ñàkk respecté wàllum parité meeram taxaw tey ne dafa bëgg jigéen day tëdd gauche ak droite moom ak kilikam xamante nañu góor yàlla dëgg Sonko Guy Marius Sagna nee na daal daanaka ñoom ñëppay laal ci xale yi naka noonu la ne nag kile di Barthélémy Diaz joxul cër soxnaam tëdd gauche ak droite après jigéen ñi la ñuy tuumal ñuy jaayal seen bopp Bart nag assumé na vie sexuelle am dama bëgg jigéen mooy daal sexe mu xamle ko moom Aminata Mbengue mu xamle ko moom moomee di la moussereuse laata Aminata Mbengue di koy feelu moom it ne Bart nit ku danger la dama bëgg jigéen mel ni daal ñi lee di soxna yi ay objet de consommation lañu naka noonu la ne Bart danger la ci bépp jigéen ak yeneen i bataaxal yi nga xamante ne nii féministe yi ñu ngi koy biral ci Twitter di koy jagleel Barthélémy gannaaw ba ñu ko plainte ngir diffamation ak injure publique ci média yi ki lee di Sidi Balayara ñu naan ko l'homme d'ici bu mouvement Kaolack va mal ay gendarme yu brigade de recherche bu Kaolack daal di nañu koy teg loxo ba noppi jëbbal ko procureur activiste boobee nag ministre conseiller bi lee di Mamadou Ndiaye Rahma moo ko dal di porter plainte yóbbu ko ca yoon Sidi Balayara dafa jiiñ responsable Benno Bokk Yaakaar boobee ne daal dealer foncier la dal di ne sax moom moomee détourné na ay tonne jiwu yu bëri lool ya nga xamante ne ni ngir xayma ko dina doon lu jafe gannaaw tuuma yu rëy yooyee nag ñu gal di gàcc ci ndoddam Rahma defu
lu dul sol ay dàllam waaxu fa mbaxane doone benn dal di xaatima ba plainte tàkko ca table procureur Kaolack naka noonu la maître des poursuites dal di jëlee dossier boobee jëbbal ko brigade de recherche bu Kaolack ñu dal di teg loxo activiste boobee ba noppi daal di koy defeere xibaar yañ ca mujjee am moo di activiste boobee di jege ñaale Serigne Mboup mujj nañu ko bàyyi gannaaw bañ ci amalee ab médiation. ba tey rek ngeen di teewlu Total Buzz file ci Seneweb ba ñu àddu dal di jëmale ci leneen meeru Sangalkam di Alpha Bokar Xuma woolu nañu ko àllarba bi la ñu weesu ca Descos benn famille Guèye bu dëkk nag ca kër Njaayloo ñoom ñoo ko dal di yóbbu ci yoon ngir rek mbirum benn toolu ñeenti hectare bu ñu sukkandikoo ci xiirop observateur bu bireloon bi li xibaar Alpha Bokar Xuma auditionné nañu ko sax lu jéggee juróom-ñetti waxtu laata ñu koy transféré section de recherche bu Colobane bu mu def ay waxtu laata ñu koy dal di bàyyi convocation membre Yewwi Askan woowee nag merloo na ay partisans wam tax sax ñu demoon ñoom ñëpp ca buntu Descos di réclamer ngir ñu libéré seen naataango woowee gannaaw loolu la ñu fësal seen nakkat ca diwaanu Rufisque ak rek kër Njaayloo taal fa ay pneu ak barre rek national 10 ba intervention police ak gendarmerie ak tamit libération Alpha Bokar Xuma bi moo tax dala jàmm dal di amaat ngir lu ñeel maire Rufisque di Oumar Cissé moom moomee nee na tamit convocation gu naataangam boobee ci rek wàllu ci Yewwi Askan Wi gannaaw rek ba mu ko ñaawloo nee na daal dara lalu ko lu dul wàllu politique si nu ne la ne daal ngir ñàkk rejoindre camp wu régime bi dinañu la def agression bu nekk dina lu la chantage nu nekk dinañu la tamit menacer nu nekk. People xibaar bi wër na réseaux sociaux yi ñu daal di ci xamle ne actrice bi lee di Adja daal dinay amaat borom kër daal dina sax ki nga xamante ne nii moom moo ko jël soxna monsieur Dabo la ñu koy wax li ni mel nag tasaaro fépp ba ñëpp di cay addu ndekete yoo dara amu ca donte dañoo xamle woon ni mariage bi dañu ko nëbb Adja nag ci boppam moom moo génn daal di cay addu daal dina daal xibaar bi lee di wër ñu ne dañu ko jël soxna dara amu ca saka noonu la ne nag dafay porter plainte bile yoon du bàyyi benn yoon mu daal di jàll dana dem fa mbaxane doonee benn ñu àtte ko wa ila àtte ña nga xamante ne ni ñoom ñoo jàllale bile xibaar bu amul ci moom. ñu xuus ci lu ñeel xibaaru tàggat yaram mu nekk léegi Bayern Munich gannaaw ba mu signé ak ñoom contrat wu ñetti at ki lee di Sadio Mané daal dinay biral ci Facebook ab bataaxal ngir fansam yi ci Liverpool di jamono ji ex clubam naka noonu ne doomu Bambali bi daal dinay jaajëfal supporteru Reds yi nga xamante ni nee na dañu ko mës a soutenir daal dine daal jafe ne sax ngir mu xam kàddu ya mu war a yëkki xanaa kay daf leen bëgg a jaajëfal rek bu baax gannaaw ba mu doonee lu mu tibbee ci xolam kontaan na lool ci participer ci réussite bile rek ñu àndandoor ci juróom-benni at yile weesu fi mu ne nii nag du des mooy ba xam ndax Sadio Mané dina xaatim bataaxal jagleel ko tamit ex dirigeant wam yi am déet ndaxte bataaxalam bile mu dal di biral gannaaw ba mu signé contrat ak Bayern mu ngi ko jagleel ñi lee di supporters yi. FC Metz ak Génération Foot ñoo nga tàmbali sax di frotter seeni ay loxo mun nañoo ne ñoom ñu ñi nag dinañu jot seen ba wàll si rek transferu kile di Sadio Mané bi ca Bayern Munich mu nekk nag club européen bu njëkkub Sénégal gérant yi tamit jàpp nañu leen rek comme benn ci ay club yu formé Sadio Mané ba tax na dinañu laal ñoom it enveloppe bu dun lool règlement wu FIFA nag moo wax ne club formateur yi dañu leen war a rémunérer si bu ñu transféré ab joueur ba nga xamante ne ni jaar na ci seeni ay loxo mu signé Bayern Munich 32 millions euros ki nga xamante ne ni moo di Sadio Mané diisalul ay keesu Liverpool képp ndaxte nag wax na rapporter tamit FC Metz lu tolloog 160 000 euros waaye dina exploser tamit budget wu club bu ko njëkk a formé di Génération Foot FIFA daal dinay
prévoir ci ay règlement wam rek ab contribution ngu solidarité ngir club formateur yi si bu ñu transféré rek joueur ba nga xamante ne ni jaar na ca seen ba loxo di lu def bonheur club sénégalais bi ci bile transfert ca diwaanu Allemagne. Génération Foot moo dalal attaquant bile di Sadio Mané ci ay ndortelam ba mu jógee dëkkam ba mu sokkee ko di foofee ca diwaanu Bambali daan nañu nag laal nag bu néewee ba néew 200 millions ci suñuy koppar ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca jot. FIFA daal dinay tontu laajub relation sexuelle hors mariage yi ca Qatar 2022 bi si lu ñeel coupe du monde bi média anglais bi lee di Daily Star nag moom moo dal di expliquer woon ni relation sexuelle yi hors mariage ak relation homosexuelle yuy am ci bu ñuy amal coupe du monde bi ca Qatar mën nañu leen see rek tëj ci kaso gi ak loi bu ñu tëral naka noonu la ay association yu bëri nag dal di tàmbalee di saisir mbir mi naka noonu la ci FIFA dal di addoowee dal di daal assurer ne relation sexuelle hors mariage yi ak relation homosexuelle yi dina doon rek la nga xamante ne ni dañu koy autoriser ci bu ñuy amal coupe du monde 2022 bi ca diwaanu Qatar comme rek nu ko FIFA expliqué woon ci ndorteelu polémique bi mu xamle ko moom kenn si ñu yor seen ba kàddu di li nga xamante ne ni dina jur réaction yu bëri gannaaw ba mu amee ñu ci jot a nekk di ca yëy di ca yàbbi mu ngoog foofee la ñu yem ak yéen tey ci Total Buzz jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen ñu ko doon teewlu fépp ci àdduna bi jaajëfal Babacar Ndiaye moo fare tey ci régie bi dig leen daje ba samedi prochain laata loolu am leen week-end wu jàmm ak salaam.